بك رجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims. mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu wasalaamaaleykum ñi ngi nuyu ñëpp di am yaakaar ne vous avez passé un très bon week-end seen émission album Ramadan machallah dooratina fii ci RTS 2 waaye xam ngeen ne nag dama koy co-présenté ak sama frère DJ Prince xaw ma sax lu tax ma wax DJ Prince tey parce que dama décidé woon ci mois de Ramadan bi yëpp. ni daal Prince rek laay wax. doo wax DJ quoi. Prince rek laay wax. ah donc lan moo tax tey nga wax DJ. ah man de jaaxal na ma est-ce que du li suñu invité bi toog moo tax. Ousmane. waaw doy na waar de. Prince maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax. yaa xam maa ngi lay nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan ci album Ramadan. gis ngeen depuis ñu tàmbali koor gi ba léegi ñu ngi tourner page yi di xool li nga xam ne moo soxal weeru koor gi. donc suñu invité tey gis ngeen ko man nag tey baat bi dafa sant Samb. ndax sama yaram dafa xaw a sutante. mais ci noonu la ñuy ànd. mais macha allah incha allah yàlla dina ci def jàmm ak salaam comme nag ñun Sénégal am nañu ay mbir yu nga xamante ne bii dañu koy ay cocktail lañ koy wooyee sax. wax ma ci balaa ñuy avancer. nee nañ daal jinjeer bi boo ko jëlee. jël xorom polle bi. def non waxal ak soxna si mi ngi lay dégg. def ci limon. non yaa xam. waaw waxal ak soxna si. ah d'accord il veut que je parle de sa femme ok alors madame Prince. donc comme ni ñu koy faral defee Sénégal je pense que ak fi réew mi toll. nañu jël vraiment li nga xam ne moom mooy jinjeer. def ci xorom polle. daal di ci def citron. suukaree ko nag li ñu naan lem. xam naa ne loolu maman dina ci ñëw certainement dans quelques instants. mbokk yi loolu moo ñuy permettre nag ñu dem ca fële ci suñu xarit Rougui nga xam ne macha allah wàllu santé lay ñëw. ak ñun à chaque fois Rougui maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax c'est toujours un plaisir de fekk ak yow. Ce plaisir est toujours partagé yaa xam di la nuyu bu baax di nuyu Prince di nuyu suñu invité de marque bi nga xamante ne moo ñu fekk si tey di nuyu mbokku téléspectateurs yi waaye nag du ma fàtte sama ñaari jongoma yi nga xam ne tey dañoo def jaune rek su ma ko sentiroon rek jaune laay def mais kase naa ko ak dula bi ñu yow nga def blanc rek ñu fas yéenee def li ñu waxoon ci coulisses yi. waaw tey santé nag comme ni nga ko waxee. dinaa ñëw ci sport et Ramadan. maanaam weeru koor bi ñu bëri dañoo defee ne sax mënuñoo tàggat yaram yi. d'accord waaye da siy baax bu dul weeru koor ak bu dee weeru koor yépp ñuy tàggat yaram yi ndax dafa baax ci suñu wér-gi-yaram. macha allah ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax suñu jugee nag ci li nga xam ne moom mooy santé bi mbokk yi dañ koy faral di wax la santé se trouve dans l'assiette. alors Prince gis nga tey fi maman fële mooy la belle maman Dieye ñëw ak musóor bi. su ma bañoon a publicité. waaw kon ci cuuj yi fi ñuy def cuuj yi fi muy jógee. waaw foofu rek laay wax. soo bañoon na pub mais dafa mel ni pub nga ba pare. non ci cuuj rek laa fay poussin. mais maman. mais poussin yi kontaan nañu cuuj yi. yow da nga ma complimenté wala da nga ma xas. non mais. c'est un compliment. mi ngi noonu xam naa tey moom seen xol dina sedd. macha allah ko defee accompagner yaa xam. ak Maymuna. Rougui daal di ñëw nag daal di koy kase foofu tooj. maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo safoo la RTS 2. di am mbégte ak bànneex di fi teew saa su nekk rek ñëw indi li nga xam ne moo di wàllu gastro nag ku ko wax li nga xam ne moom moo di alimentation bi ñu yitteel ci weeru koor yitteel ñu tamit bu dul weeru koor ndax ñun daal dañoo bëgg même bu koor gi passé tamit nit ñi di xool nu ñuy alimenté woo parce que loolu dafa bokk ci seen wér bu yaram te loolu aussi dafa bokk ci seen dundin ba ñuy màgget ñu nekk ci li nga xam ne moom moo di santé bu macha allah bu mucc ayib comme on dit bu mucc ayib en tout cas maman ñi ngi lay gërëm di la sant waaye nag di nuyu suñu rakk suñu xarit Maymuna Si may ñi ngi lay dalal jàmm bu baax a baax c'est toujours un plaisir à chaque fois di feggoog yéen parce que dama koy faral di waxee liggéey bi la ca ëpp yéen a koy def yéen ay wàcc ci terrain bi di ñu indil ay information yu ñuy jëriñ waaye di jëriñ ñi nga xamante ne bi macha allah ñoo safoo RTS 2 may maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Yaxam Magu Jàmbur di nuyu Prince nuyu suñu invité am mbégte saa su ne ànd ak sama
sama waa koñ bi ci air bi nii waaw man non comment sans commentaire parce que fu mu ne nii li ñu jot a wax rek macha allah moom farankulaay na waxtaan bi ak jotaay bi ci wàllu sañse yi nuyu téléspectateurs yi nga xam ne tamit ñu ngi ñuy topp saa su ne junj nga sànq dara ne ñun ñooy wàcc ci terrain bi avec beaucoup de plaisir on le fait di leen jotali tamit nuyoo ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekk ci terrain bi nee nañ ña ngay topp bu baax li nga xam ne mooy album Ramadan. Ah ben tout à fait parce que je daje naa ak Salam Diallo ci journée mondiale bu lutte contre le paludisme. Alors Salam nee na vraiment maa ngi seetaan album Ramadan. mi ngi nuyu équipe bi yëpp. Prince ma bàyyi la nag nga wax ak suñu invité bi parce que sànq dama ci weeru koor bi dama ne woon damay wax Prince. ma ñëw ci DJ Prince. am na tamit lu ko waral parce que ki nga xamante ne tey suñu invité la ma bàyyi la nga présenté. alors suñu invité tey am na ko wax sànq ni invité nañu ndaanaan. macha allah. invité nañu acteur culturel. invité nañu koo xamee ni dafa bëgg industrie bu musique bi développé wu. absolument. invité nañu koo xam ni dafa bëgg musique bi di doxee ci ay concepts. par exemple boo demee ci banlieue bi. lépp lu mu concevoir rek. daf ci taxal banlieue. c'est-à-dire banlieue ri dëgg la. comprendre bu baax bari na ay bagages yoo xamee ni Ousmane. dugal na ko ci boppu acteurs culturels yi. tey moom moo remodelé mission bi ba nit ñi lépp lu ñu soxla ci wàllu culture. macha allah moom ngay xalaat teg ko ci kanam Ousmane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay grand frère maa ngi lay fay grand frère. waaw am nañu mbégte. wax naa sànq sama magu koñ. waaw laa fi fekk ak samay xarit yu jigéen. waaw macha allah. ñi ngi kontaan macha allah Prince di recevoir Ousmane Faye nekk manager Super Jamono. defe naa ne Super Jamono ku ko wax rek mënoo si dindi Ousmane Faye ndax macha allah liggéey bu rafet ba mu fa def. en tout cas dinañ ci revenir dans quelques instants. mbokk yi album Ramadan RTS 2 c'est bien parti ñu dem ci portrait ki nga xamante ne bi tey moo nekk ci première page u suñu album Ramadan c'est parti. maa ngi leen di nuyu ñi nekk ci plateau bi Yaxam Thiam DJ Prince ak ñëpp ñu ngeen bokkal plateau bi man nag maa ngi tudd Nicolas Ndiaye donc maa ngi bàyyeekoo Ziguinchor donc HLM Nema fa laa juddu mais waa Karabane lañu léegi nag foofu laa jàngee bi ma nekkee xale école primaire Nema bu Seury après dem collège Sacré-Cœur collège Saint-Charles Lwanga terminé par lycée Djignabo bi ma amee bac nag après ci laa doog a ñëw Dakar pour jàng si fii lu tax ma tànn nekk professeur éducation physique yomb na ci man ndax man famille bu ma jógee ñëpp ay sportif lañu sam papa ak ay magam ay rakam ñoom ñëpp ay sportif lañu donc ci famille sportif laa jógee loo ma tax sport dafa bokk ci sama deret léegi nag bi ma nekkee Casamance daan naa pratiquer sport yëpp discipline yi yëpp ci école ak aussi athlétisme bi ci wàllu compétition civile donc maa ngi woon Casa Sport foofu laa doon def athlétisme ba bi ma amee bac après ci laa ñëw Dakar pour mën a donc continuer sama jàng donc bu ko defee nag bi ma ñëwee même balaa may ñëw sax Casamance bu ñu doon def UASU man sama licence foofu la doon dem dama doon def volleyball dama doon def handball dama doon def basketball dama doon def football dama doon def athlétisme voilà donc fu ne donc maa ngi woon foofu donc bu ko defee bi ma ñëwee fii Dakar après sama bac bi ma ñëwee Dakar après sama bac donc yomboon na ci man ndax bi ma duggee INSEPS aw ma ci woon benn problème ndaxte sport yi ma doon pratiquer bi ma nekkee Casamance moom laa fekk ñu koy pratiquer INSEPS donc loolu moom avantage la woon ci man bu ko defee nag aw ma ci woon benn problème wax dëgg yàlla donc prof bu rek sax bëggoon na sax ma nekk ci discipline am mais comme benn nit rek laa mënu moon nekk fu ne loolu moo tax ma def option ci athlétisme bi nga xam ne donc daaw naa ko def depuis Casamance ak football bi nga xam ne bon sénégalais moom sénégalais boo gis moom bëgg na football ci xolam waaw daan nañu football aussi Casamance bu ñu nekkee ci suñu gox bi ak suñu xarit yi ak yooyu donc sport daal man dam ci yàgg nekk moo tax bi ma ñëwee INSEPS donc aw ma ci woon benn problème. c'est vrai yaa xam waaw dem nañu foo xam ni ci wàllu sport. da ngay replonger nit ñi seen xel ci Jules François Bocandé. absolument absolument donc may
mu ngi noonu je pense que ne Casamance itam ku ko tudd wax na Jules François Bocandé mais man tamit sama xel day dem ci riche patrimoine culturel bi nga xam ne am na fa et je pense qu'on aura l'occasion si kanam tuuti waaw ñëw ci dañuy kontaan si le coach sportif Nicolas Ndiaye alors mi ngi wax plusieurs choses parce que quand on parle de la Casamance notre invité Ousmane il est vrai que côté sport on pense toujours au Casa Sport. Alors wax na ay gox yu nga xamante ne bi en tout cas juste pour dire que nous avons un très très beau pays. Il parle de HLM Nema. On le sait, il parle de caravane surtout. Donc voilà, ay gox yu nga xamante ne bi voilà, mi ngi ciy revenir et je pense que ñi nekk Casamance en tout cas ñu ngi leen di nuyu di leen souhaiter un bon mois de Ramadan. Ousmane. Oui, Casamance, je pense que si suñu patrimoine la bokk. C'est pour man à valoriser. Parce que plus-value bi mën a indi ci économie dafa am solo. ci wàllu tourisme. am na solo donc laaj na ñi nga xam ne ñooy liggéey ci politique ñu xool entre tourisme culture naka la ñuy def ba gox yu mel noonu mën a nekk fi ñu nekk. waaw mën a nekk fi ñu nekk mën a jouer seen rôle. ci li nga xam ni moom la dëkk bi war a doxee ci wàllu économie ci wàllu social. voilà nekk na aussi dëkk boo xam ni aussi dëkku mbay la. parce que nekk na lu ma soxal ci jamono yi. waaw dëkk boo xam ni aussi dañ ko war a valoriser pour mën fa fixer jeunes yi. parce que il y a une dynamique vive qui est là-bas. qu'il faut faire profiter au pays. gis nga man li ma ci dolli. rapidement oui Pras. nekk na zone boo xam ni également seeni jigéen. boo nekkee ci oto di dem Casamance wala di ko traversé da nga leen di gis ci seen dex yi ci seen marigot yi faro yi mais loolu image boobu amul image bu ko dàq te gis nga ñooñu dañ leen war di valoriser c'est-à-dire ñu inspiré ñi nekk ci réewu taax yi ñu comprendre que ni am na feneen leneen lu fa nekk loo xamee ni mën nañu jëriñ. Alors damay ñëw ci balaa may dem si Maman Dieye damay ñëw ci suñu xarit Ousmane parce que Ousmane li tax mu soxal la sax parce que gis nañ am na émission boo xamante ne bi dafa am mu doon côté yooyu da ci doon laal. da ko doon diffuser sur la RTS 1. Ferme Factory waaw ba tey Ferme Factory mi ngi fi. Normalement au mois de mai war nañu démarrer diffusion deuxième saison bi. D'accord. démarrer ngeen wax. kon tourné ngeen ba pare. tourné nañ ba pare. waaw mais Ferme Factory pour man culture la. waaw culture la parce que pour man sama conception de la culture mooy elle doit être au service du développement. Absolument. Au service de tous les secteurs quoi. Tout à fait. Culture dafa tëddee comme li tubaab di wax transversalité. Oui. war na mën a impacter. ci domaine bu nekk. Oui. pour être au service donc de l'économie. mën a jëmmal mën a indi lu ñuy tuddee valeur ajoutée. ci économie bi. Tout à fait. waaw loolu nag ñun ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey. di liggéey ci culture ñoo ko war a mën a comprendre. dans la conception des programmes culturels dans la conception des produits culturels. lenn lu ci nekk ci wàllu économie war nañ ko mën a lëkkale ak culture ba nga xam ni tey gis-gis bi ñu war a am ci culture mooy culture naka la war a liggéey ak agriculture. et ça c'est-à-dire culture dafay ëmb lépp on y reviendra mais damay ñëw ci maman parce que maman bu ñu waxee Casamance ci wàllu économie dañuy ñëw ci côté gastro bi parce que je pense que lu bëri lu nga xamante ne bi yittewoo nañ ko lool macha allah day jógee Casamance tiir limon bi. ceeb bi sànq prince mi ngi koy wax madd yi nga xamante ne bi dañ koy taxamti ko ak leneen lu nga xamante ne bi tuufa yi Casamance daal bu fi amul woon def naa ñu waa Dakar dinañ sonn loolu maman dinañu sonn loolu yaa xam mu doon ay yi nga xamante ne dafay mën a jóge mais baax loolu tamit ci suñu wérgu yaram ndax ñoom macha allah seen suuf moo nangu ñu waroon ci mën a profité wu ñun aussi tamit pour que li ñuy jéggaani ci àll ba ñu bàyyee ko foofu noonu pour que mu gën a yomb sax ci nit yi mu gën a yomb ci accessibilité bi mais mu gën a yomb aussi tamit ci prix yi parce que ñun ñëpp xam nañ ne yenn saa yi ñuy jéggaani ci bitim réew dafay doon lu metti loo xamante ni dañuy nekkul à la portée de tout le monde donc loolu noonu yëpp mu doon lu ñu war a bàyyi xel mais comme ni nga ko waxee macha allah moom boo leen gisee ñoom weex sax man ñoo ma gën a frappé si ñoom macha allah dañu weex parce que ni ñuy lekkee la duñu lekk diwliñ bu bari ndax à la place dañuy def li nga xamante moom moo di tiir bi ñànkatan bi buñ koy togg nii sauce bi ndox bi la ñuy gën a privilégié que ne diw bi épices yu bari yi tamit du leen ci fekk bisaabu bëjëg bii nii wax dëgg yàlla boo fa demee booy ñëw sax da lay c'est que xam maman lu ma jaaxal instant bi yaa ngi togg alors que
ñun dañuy waajal ndogu man c'est ça mon problème alors presque du ñu defee lu dul daal di dem régie dellu si waat ñëw ci wàllu li nga xamante ne bi mbokk yi mooy santé ak suñu xarit Rougui c'est parti. لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار رمضان مبارك لكل مسلم بك رجي لقاء قرب ربي woor ak sport bu ma nee waruñu ànd dinaa réeral ñu bëri mun na nekk mun nga woor di def sport mais dafa am yi nga xam ne dañ lay naan boo wooree waroo ko def lu ñuy wax nit ñi di def bu ñu wooree mooy def lu ñuy wax sport endurance donc dox bu bëre daw wala dawal vélo mais warul am intensité bu nga xam ne après daf lay gàllankoor léegi aussi heure yi nga war a def sport bi boo wooree mooy benn waxtu balaa ngay dog wala boo dogee ba pare nga xaar ñaari waxtu nga doog a def sa sport fekk donc nga lekk li ngay lekk ba pare yaram bi amaat kattan nga def sport mais boo bëggee def sport balaa ngay dogu def ko waxtu balaa heure ndogu bi di jot léegi lu ñuy faral di recommander aussi mooy parce que comme noo ko waxee sànq yaram nit muy suñu muscle yi suñu cerveau bi particulièrement dañuy soxla lépp luy suukar te yaram nit day adapté wu yaa ngi gis boo lekkulee boo wooree benn fan vitamines yu nekk ci sa yaram mooy ferñeent yi dañuy commencé di wàññeeku mais du garaaw trop day wàññeeku c'est normal parce que lekkuloo ci journée bi donc foog vitamines yi wàññeeku mais garaawul yaa ngi gis boo toogee benn fan lekkuloo aussi donc yaram bi day commencé perdre réserve glucose yi glucose ci xeetu suukar la yaa ngi gis léegi boo demee nag ba 10 jours yi commencé mët bu boobaa donc yaram bi day obligé dem uti ci protéines yi yaa ngi gis léegi protéines yi yaram bi daf koy transformé bu ko defee ci cappandaw bi donc produit bu ñuy am mooy suukar bu loolu weesoo aussi après pour préserver cerveau bi ndax cerveau bi moom dafa soxla glucose bu amulee glucose cerveau bi bu amee problème rek daf lay indil ay jafe-jafe mun nga ci am vertige xam nga donc da ngay miir mun nga ci janaxe sax booy wax sax kenn du xam lay wax yu demee noonu donc loolu moo tax cerveau bi moom toujours yaram bi daf koy aar da nga xam ne du ñàkk glucose parce que bu ñàkk glucose rek day indi ay gàllankoor ci yaram nit ki donc bu ko defee après protéine bi léegi yaram bi day dem uti ci lipide bi mooy li ñuy wax graisse bi foofu lay dem donc jël graisse yooyu ñëw transformé ko ba mu nekkaat suukar donc boo leen xoolee ci processus transformation bi fu ñu mujjee toujours mooy suukar bi donc loolu moo tax nit ñi dañu war a xam ni suukar dafa am solo ci yaram nit. tu sais Rougui xam nga ñii boo leen di seetaan da ngay yaakaar ni ñoom ay bodybuild rek la ñu. c'est-à-dire fitness juste des coachs quoi. waaw ay coach la ñu. mais boo leen di déglu. mais tu te dis tu te rends compte que ni ñii mel na dañu def médecine quoi. En même temps, parce que ils ont fait des études. Voilà, ils ont fait des études supérieures comme ni ko yaa xam waxee. te sport ku ko xam-xam ne dafa lié bu baax ak li nga xam ne mooy santé. Absolument. ndax booy seet coach yi balaa ñuy dugg ci benn discipline wala ñu di ko jàngale dañuy xam métabolisme. dañuy xam le corps humain. ba nga xam ne lépp li ñu lay defloo même bu dee exercice bu ndaw. heure bi nga ko war a def ni nga ko war a defee ak fi nga ko war a defee. yëpp dañ ko war a xam balaa ñu la ko ciy digal. ba pare xam njëriñam. absolument lim lay mën a apporter ci sa wér-gu-yaram mu wax nag lu am solo ñu ko ciy remercier au passage coach Nicolas Ndiaye. di ko jaajëfal bu baax a baax waa Casamance boobu ñu ciy profiter tamit pour nuyu waa sud bi yëpp. Exactement. voilà waa Santhiaba de Ziguinchor ñu ngi leen di faire un coucou. Et nos amis qui se trouvent à Kolda aussi. Absolument. toute la Casamance on va dire alors. alors mu wax lu am solo ñëw na tamit ci nga li nga xam ne mooy les fenêtres métaboliques. muy maanaam ki nga xam ne dafa bëgg ci weeru koor bi ñu nekk suba teel mu dem def sport parce que c'est ce qui est recommandé soit le matin balaa naaj bi di jóg wala boo dogee ba pare. man nag dama defe woon comme il a dit 1 heure avant ndogu et 2 heures après ndogu. absolument mais le matin mën nga ko def. Ah bon? mais ci kaw par exemple boo xëddee ba pare fekk dara nekk na sa biir. parce que boo reeree ba tëdd sa organisme
consommé na déjà. xamoon nga loolu Ousmane. Tu fais ton sport quand? après suma dogo. après son dogo. waaw suma dogo. mais sport moom dañ ko war di def. suñ ko deful suñu cellules yi dañuy màgget du dëgg. très bien te loolu la ñuy bañ. suñu cellules yi du màgget. suñ ko deful. suñ ko defee. suñ ko defee. suñ ko defee. ça va ralentir le processus. voilà ça va ralentir le processus. donc fenêtre métabolique yooyu ma doon wax. mooy bu nga xamante ne tëdd nga guddi ba li nga jot a reeree ak ñoom seen. sa organisme consommé na ko. boo xëyee suba balaa ngay dem sport da nga war a lekk. d'accord donc entre 1 heure de temps balaa ngay ndékki. waaw 1 heure de temps boobu noonu mooy les fenêtres métaboliques. d'accord nga jiital dara sa biir. ok 1 heure de temps après. nga dem sa sport. alors boo paree ci loolu comme ngoon gi ngay amaat jot peut-être te c'est ce qui est recommandé journée bi mënoo xiif sa organisme soxla lekk soxla apport nutritionnel nga bëgg ko faa bàyyi di ko tànqamlu di dem sport c'est pas recommandé. ak naaj bu tàng bi da ngay déshydraté wu. donc après dog aussi nga bàyyi 2 heures de temps. wala 1 heure de temps avant dog juste. nga dem sport. bu fekkee da nga bëgg préférer ndogu ba pare. soo ndogu ba pare nga xaar 2 heures de temps le temps de digérer un peu. nga doog a dem def sa sport. sport bu tamit boo koy def c'est les sports d'endurance qui sont conseillés. maanaam vélo bi baax na. marche bi baax na. course bi baax na. waaxu bi mooy marche bi. wala exercice physique yi nga mën a def sa kër. waaye doo ci boole ay sport yu metti yoo xamante ne ni ay contact lay doon ak yooyu. yooyu day dis ci koor gi. alors may damay dellu si waat ak Rougui dans quelques instants may dañu gis ne que vraiment ñi nga xamante ne bii dañu nekk ay coach sportif xam nañu exactement kañ ngay sport. naka nga koy defee et cetera et cetera. donc je pense qu'il est important que maintenant les gens sachent que mënuñu tëb rek damaa am yaram xaaral ma dem def sport damaa lii xaaral ma dem sport dafa am yoon comme lépp ci àddina en fait. waaw dafa am yoon te dañ ko war a topp te yaakaar naa ne ku topp yoon ku ne da nga àgg fi nga xamante ne moom nga bëgg. et je pense également que ne c'est pas pour rien qu'on les appelle des coachs. waaw tur bi si boppam sans sens Rougui n'est-ce pas. donc bu ñu waxee coach mooy koo xamante ne da lay teg si yoon ne la lii temps bi nga koy defee comme ni ñu ko fi expliqué sànq. et automédication yaakaar naa ne baaxul ci dara. baaxul ci dara rawatina nag ci loo xamante ne dafay am après impact ci sa wér-gu-yaram am impact ci sa vie de manière générale li gën daal mooy nga dem ci ki nga xamante ne mooy spécialiste bi mu teg la ci yoon comme ni nga ko waxee boo ko defee nga mën a am ay résultats comme ni nga ko bëggee. oui parce que yow noonu nga gisee quoi. waaw noonu laa ko gisee mais am na ci ñeneen ñoo xam ñoom wujj la ñuy bañ. mais xoolal wujj yaa ngi sànni xeer de. oui maman. même à part coach bi. waaw nit ki nga xamante ni la nii moom mooy def sport. waaw faw muy saytu wérgu yaramam pour xam moom fan la toll. ban ay limitam quoi pratiquer. parce que loolu nit ñi dañuy tëb xëy di pratiquer benn sport boo xam ne ñoom mën nañu jékki-jékki def malaise. wala ñu am arrêt cardiaque. wala lu nekk mën na leen ci fekk. donc nit ñi aussi nañuy saytu seen wérgu yaram. ñu xam yan feebar la ñu am yan sport moo baax ci ñoom yan la ñu mën a def ak yan la ñu mënul def. absolument Rougui waaw yaa xam gis nga li maman wax sax dafa am solo. ndaxte gis nga sport balaa nga koy def da nga koy def ndax am lu tax les sports de compétition dafa am mais activité physique dafa am te ñu ci bëri activité physique lañ leen di digal surtout ci weeru koor bi ndax activité physique mooy 30 minutes dans la journée mën nga toog sa kër sax yëngal sa yaram def ay exercices ndax fii ñi ngi def gym coach Ngom di def gym yu baax yoo xam ne ku ko suivre sax mën nga ci gis sa bopp bu baax a baax di nga am tous les jours 30 minutes de sport yoo xam ne di nga ko def di nga am bien-être di nga am santé mais aussi lépp li nga xamante ne apport nutritionnel bi war ci boo lekkee parce que boo sportee tamit da ngay xiif. am na ñoo xamante ne koor gi bu ñu dogee sax du ñu mën a lekk lu bari mais dama leen di digal. nañuy yëngal seen yaram. absolument boo dogee ba pare yëngal sa yaram même bu fekkee ne da ngay def marche comme ni ñu ko waxee. endurance la. wala boo amee vélo sa kër nga def ko. wala boo mënee dem dawi tuuti nga dawi tuuti daal di ñëw féexal sa yaram te glucide bi mu wax dafa am solo mooy suukar bi. moo tax nag l'islam lu may wax chaque fois du juum. ci tàndarma bi nga xam ne ñu ngi koy dogee dafa am suukar. bu ñu ne rek dañuy dog rek. dem jël ci ceeb bi wala jël ci yu niin yeeg ñoom seen nañu bàyyi xel suukar bi bu baax moo xam fonde la moo xam caakiri som bi boo ci mënti am rek wala sax mburu ak café ak meew nga def ko jël suukar dugal ko ci sa yaram sa cerveau daf ko soxla bu dul loolu da ngay jaxasoo tout à fait wala da ngay alors Ousmane dañuy ñëw ak yow ci bu njëkkaan
Alors c'est vrai que culture la woon aussi chez nous par exemple lu mel ne UASU ça te rappelle des choses. Bien sûr. Oui. Bien sûr fekkee nañu UASU. Absolument. jot naa ci laal tuuti. à école di Pikine fi ma doon jàngee. primaire. ok waaye ci wàllu football. ak ci wàllu yeneen activités yeneen disciplines sportives yëpp. daf ñu daan tàggat quand même. daf ñu daan tàggat daf ñu doon préparer à la vie active. daf ñu doon bëggloo aussi sport. oui voilà et puis. lim daan def ci ñun aussi ñu daf ñuy tàmmal tout de suite challenge quoi compétition. et puis les rencontres aussi ci foofu la doon entre les élèves des différentes régions ça c'était important. tout à fait loolu mooy challenge bi mooy compétition bi war a am entre. et puis man damay wax sax surtout brassage bi c'est-à-dire que ñi jógee Casamance ñi jógee Tamba ñi jógee et cetera rencontre bi ak échange culturel bi parce que loolu tamit daf doon am aussi. loolu lépp challenge social. yaa xam challenge social dafa am solo. ci dundinu doomu aadama. du rencontre entre ay ethnie wala ay waaso. non challenge social am na solo mooy li tubaab di tuddee acceptation sociale day tax nga xam yow ki nga doon par rapport ak keneen. tout à fait waaw li nga ñàkk ak li nga mën sa point fort sa point faible. je crois que ci loolu. la ñu doon tàggat ci wàllu UASU. c'était au-delà du sport. c'était au-delà des régions du Sénégal ou des ethnies qui se rencontraient. mais c'est beaucoup plus. naka la ñuy façonner benn type de Sénégalais. bu nangu boppam xam boppam. alors oui rencontre yooyu li ci gënoon a am solo également dafa doon éclore loo ay talent yoo xam ni dañu nekk à l'intérieur du Sénégal absolument ci sori par exemple le cas de Abdou Guité est-ce que xam nga ni loolu moo ko révélé au grand public ay Ami Mbacké Thiam yi ngay gis nii parce que loolu moo doon charme bi donc c'était pas rek parce que dañ leen bëggoon a dajale di leen dajale non dafa amoon quelque chose lu nekkoon ci ginnaaw et que mën nañ ci citer ay tur. ay talent jot ci feeñ alors Rougui on va te laisser terminer parce que tey ak sunu invité bi nga xamante ne bi mooy nekk ci album bi le coach Nicolas Ndiaye dañu ñëw ak vraiment li nga xam ne moom mooy santé et Ramadan on te laisse terminer. alors yaa xam pour donner certaines recommandations rek bu ñu fàttee naan ndox ndaxte koor gi sax dafa àndut ak mar bu metti waxatuma laak nag nga bëgg cee boole sport buñ ko def ci naaj bu tàng buñ ko def ci foo xamante ne dafa tàng trop te tëju buñ ko dee def aussi na nekk foo xam ne du yàgg mënoo nekk ne da ngay def sport ci koor gi ba pare nag bëgg cee def endurance boo xam ne santaane 1 heure de temps doy na 1 heure de temps doy na 1 heure de temps doy na te tamit nañu hydraté wu bu baax boo dogee na nga yor ndox ngay naan di naan ba keroog ngay tëdd boo dogee tamit noonu boo xëddee tamit noonu booy dem sport tamit noonu te nañuy faral di espacer de 1 heure de temps avant dogu bul dem 17 heures di dem def sport wala 15 heures wala 16 heures alors que dog bi dafa sori 1 heure de temps par exemple 18 heures mën nga dem naaj bi wàcc na nga dem 18 heures balaa 19 heures 30 dog di jot nga daal di def sa sport ñibbisi bu nekkee ne da nga def après ndogu boo ndogee ba pare mën nga dem automatiquement parce que da ngaa dogee lu oyof mais su fekkee il a dit 2 heures de temps après mais boo reeree bu fekkee ne da nga reer d'accord bu fekkee ne da nga lekk ba sa biir fees parce que xam na ñoo xam ne dañuy naan lu tàng rek lekk lu am glucide dem sport bu ñu ñëwee doog a reer c'est possible bu boobaa mën nga ko def 1 heure de temps wala 45 minutes après mais bu fekkee da nga reer ba pare nag da ngay jël 2 heures de temps le temps de digérer un peu nga doog a mën a def sport très bien loolu moo doon recommandation suñu Miss Santé ci album Ramadan RTS 2 Prince dañuy xuus rek parce que ci album bi dañuy ñëw nag aussi ci côté gastro ànd ci ak Maman Dieye ñu dem régie dellu si waat man su ma waree ba pare pour ndogg bi lu am suukar lay njëkk a jël ndax suñu yaram dafa bëgg suukar yaa ngi gis muy muscle yi cerveau bi donc vraiment dañoo bëgg suukar donc loolu moo tax man su ma waree ba pare lu may njëkk a def mooy su ma naan ndox bu tàng bi après jël lu am suukar ndax loolu mooy tax li nga xam ne lekk ma koon ci journée bi suukar bu nga xam ne ñàkkoon naa ko ci journée bi ndax maa ngi doon woor donc su ma ko jëlee dina tax ma am tuuti kattan ndax suukar boobu moom mooy dundal suñu muscle yi ak suñu cerveau bi loo ma tax daal man ma taamu après ndox bu tàng bi di jël lu am suukar di ko lekk. waaw man sama lekk moom bëriwul mais li ma la mën a wax mooy nit ki boo jëlee ñam yu am suukar moo ci ëpp solo waaw léegi nag boo jëlee sa café boo ci defee si suukar xam nga dina am suukar voilà donc loolu aussi suukar bi nga xam ne yaram daf koy soxla la donc am na yenn xeetu lekk yi nga xam ne comme tàndarma am na suukar wala fruits yi
wala légumes yi yu ci bëri am na suukar donc lépp lu am suukar mu doon fruit mu doon légume mu doon xeet lekk bi nga xam ne moom nga bëgg a lekk rek l'essentiel bu amee suukar dina am bénéfice pour sa yaram voilà lu ci des nag ku nekk yaay tànn li nga bëgg a lekk mun na nekk ceeb mun na nekk cere mun na nekk spaghetti donc pâte parce que yooyu yëpp dañu am suukar lekk boo jël am na ci suukar donc loolu mooy problème bi donc ku nekk yaay xool par rapport ak sa culture wala par rapport ak li nga taamu lekk nga jël loolu di ko lekk. ci reer bi xam nga ñun comme man catholique laa ñun ci suñu koor gi moom donc ñun amuñu ndogu ak yooyu ñun da nga ñëw directement nga naan sa ndox bu tàng après nga enchaîner ak reer bi voilà donc ci reer bi. man madame lu mu togg rek moom lay lekk donc man du ma taamu waaw comme ni ma ko waxee lekk bu nekk am na ci suukar waaw donc bu ñëw rek baax na. waaw Prince nag dafa mel ni kii daal li mu wax man bëgg naa ko torop nee na lu madame togg rek baax na. compliqué wu. ñu ciy nuyu nag aussi suñu mbokku chrétien yi parce que ñoom itamit am nañu 40 jours yu nga xamante ne bi macha allah dañu koy woor en tout cas xam nga ne Sénégal ñun ñëpp benn lañu sotti ceeg def ci la. alors damay yegg si ci maman Dieye maman je comprends pas le jaune est en vogue parce que coach ce jaune la sol. dara du hasard ci ñun mi ngi noonu yaa xam wax na lu am importance mooy li nga xamante ne moom moo di suukar. suukar doon loo xamante ne bokk na ci li nga xamante ne lu ñu bëri lu ñuy consommer la. muy suukar muy ndox muy xorom nit yi dañu bëri lu ñu koy consommer. mais ci biir consommation boobu noonu dëgg la lu baax la. mais dafa war a limité wu. d'accord parce que nekkul ne da ngay nekk di consommer suukar nu mu la neexee nit ku nekk si ñun liñ la digal pour que nga koy consommer ci journée bi ci suukar 50 grammes la soo ko weesoo rek yow yaa ngi demaat feneen foo xamante ne maman pardon 50 grammes. est-ce que dégg nga loolu. c'est que man question bi ma bëgg a laaj ñemewuma ko laaj. parce que ça veut dire que nous les Sénégalais on dépasse de loin ce qu'on nous demande. on sursucre. bilaay. mais maman 50 grammes mooy ñaata bekk suukar. ci xayma nag xamuma ko. moo tax bëgguma la ko laaj. xamuma ko ci xayma waaye xam naa daal 50 grammes de sucre moom la ñu war a consommer par jour su fekkee ne nag nit yi dañu utee am na ñoo xamante ne dañuy bëgg a consommer lu ëpp loolu noonu damay rejoindre Rougui li mu wax léegi mooy da ngay pratiquer sport parce que loolu dina la permettre sucre boobu noonu nga xamante ne leen am na benn excès de consommation. moom dina ko mën a wàccewaat. ndaxte doomu aadama bi moom moo nekk nit koo xamante ne leen yàlla daf koo bindee mu am ay organes yoo xamante ne nii suukar bi bu manqué ci moom daf koy yëg mais aussi tamit bu ëppee ci moom aussi tamit daf koy yëg te dafay causer tamit yenn maladie yoo xamante ni leen nii ndax ñu bëri xam nañ ne que ne diabète bokk na ci li nga xamante ne moom moo di suukar moom moo koy indi tey dañuy wax ne que ne même boo diabètul sax mën nga di consommer li nga xam ne moom moo di suukar diabétique pour que prévention balaa muy daal di ñëw ci yow mais maman loolu tamit gars yi nee nañu wóoru la am na ñu koy wax mais bon am na ñu ne tamit mën nañ ko consommer. man ci recherche yi ma def ne nañ mën nañu consommer li nga xamante ne nii suukaru diabète bi la yow bu fekkee ne diabète dalagu la mais aussi tamit nekkul ne da nga koy consommer lu bëri parce que même mi ngi noonu même suukar normal bi aussi tamit dañu war a limité wu il faut que ñu am limite ci lépp loo xam ne dañ muy xorom parce que ñoom ñëpp ñoom ñoo yem li nga xam ne mën nañ ko def ci doomu aadama bi tout à fait dinaa aussi tamit mën na tax nit ki dafay nerveux nit ki dafay stressé wu. loolu noonu yëpp excès de sucre. boo amee excès de sucre. voilà loolu yëpp da koy indi da ngay nerveux da ngay stressé wu. loolu noonu yëpp mën na ko indi aussi tamit dafay indi paresse da ngay sonn. da ngay fatigué donc loolu noonu yëpp excès de sucre da koy indi pour que nit yi bàyyi ci xel. alors damay ñëw ak suñu invité parce que moi je pense que loolu yëpp dañ koy man je remonte encore un peu plus loin. parce que je pense que c'est des habitudes en fait que nous donnons à nos enfants. dès le bas âge parce que Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne bii soo defaree jus bu saful suukar bay liddeeku comme ni ko wala fii di waxee ñoom non c'est vrai ça dañ leen di tàmmal tellement loolu et tàmmal leen di leen jox tout le temps des bonbons y a pas de problème demal jënd tàngal et je veux dire c'est des habitudes qui continuent et après nag c'est là où nag li ñuy indil ay problèmes plus tard. waaw nit ku nekk lu ne yaa ci yar sa bopp lu ne yaa ci yar sa bopp lu jëm ci wàllu lekk nit ki daf ci war a yar boppam ba nga xam ni dina ko jox bonne santé quoi dina ko jox bonne santé parce que suukar bu ëppee ban njëriñ la am quoi xorom bu ëppee ban njëriñ la am lépp lu nit di dugal ci yaramam bu ëppee ban njëriñ la ko amal est-ce que sax dina neex voilà togg nag balaa muy neex dafay équilibré bon je pense que aussi ci éducation bi la comme ni nga ko waxee
man am naa chance parce que j'ai grandi dans une famille où le père était très rigoureux. waaw dara du ëpp. ok maanaam suukar du ëpp tamaate du ëpp diwlin du ëpp lenn du ci ëpp quoi. ba nga xam ni habitude yooyu laa dëkkee. moom laa nekkee. mën nga toog 1 an doo lekk ceeb waaw mën nga toog suukar bi ni nga koy consommer yow da ngay xam tout le temps li nga ci soxla. soo dogoo mais vraiment tàndarma baax na. 2 morceaux de sucre baax na ci café nga naan ko. après li ci des da nga koy dugal sa yaram petit à petit ba ngay tëdd ba boo yeewoo yow dara du la sonal quoi. je crois que loolu lu nit di tàggat boppam la. mais aussi lu ñuy yar doomu aadama bi la. alors maman ci 50 grammes yooyu ngay wax. je pense que Sénégalais dañuy fàtte toujours ne que ceeb dafa ba am suukar. ceeb ak lu bëri si lu ñuy lekk sax lépp si lu ñuy lekk rek am na benn sucre bu ci nekk boo xamante ne moom aussi dafay participer ci 50 grammes yooyu noonu. donc 50 grammes yi nekkul ne da ngay dem daf ciy participer donc nekkul ne da ngay dem jëli 50 grammes rek ci sucre normal bi nga ne lii laa consommé normal na yow yeneen yi nga xam ne moom mooy alimentation yi ngay jëfandikoo dafa am suukaru boppam. donc suukar boobu noonu yëpp da nga koy xool nga saytu ko ba xam tolloo naag loolu mais bu fekkee ne tamit xayma bi tamit dafay metti mooy li ma wax léegi rek soo consommé ba pare nga yëngal sa yaram nga def sport parce que nit ñi dafa am ay organes yoo xamante ne nii suukar bi bu fekkee ne dafa am excès rek mën na yàq li nga xam ne mën na ko liggéey ci seen wérgu yaram mooy comme lu ci mel ne le foie intestin yooyu noonu yëpp suukar da koy yàq li mu waroon a liggéey ci wérgu yaramu nit ki da koy mujjee déformé donc loolu nañ ci bàyyi xel te même cerveau nit ki sax suukar bi bu fekkee ne dafa ëpp yooyu noonu yëpp daf ciy indi yoo xamante ni nii ay feebar la rek yu kenn mënul buñ ko mënee faj bi dafay doon lu coûteux dafay cher dafay metti te ñun comme sama genre gi rek comme ni ma koy waxee tout le temps suñu loxo jotul suñu ginnaaw donc il faut que ñuy xool naka la ñuy dundee pour que ñu mën a ni ko olof di waxee xaw ma dabb ko balaa muy ñëw. maanaam balaa ngay lakkale. donc mu ngi noonu ndax daal comme loxo yi wax dëgg yàlla jotul fii ci ginnaaw. nay xool nu ñuy gérer rek. alors May damay ñëw ak yow Prince ci li nga xamante ne bi je pense que habitude bi ñu ngi koy commencer am au Sénégal. c'est léegi di utiliser le miel. et je pense que c'est pas plus mal. olof bi lan lay wax sax da ngaa lekk sama lan lanc. waaw maa ngi doon wax naan peut-être xëy na man su may rebondir ci côté boobu noonu laay ñëw. parce que coach bi li mu wax dafa am solo cerveau bi dafa soxla glucose. léegi nag dafa am lenn loo xam ne dañ ko war a ràññee. diggante suukar ak lem. xam nga suukar saccharose moo ci ne. léegi boo ko lekkee que ça soit sucre bu blanc bi wala suukar bu jóge ci beneen aliment boo xam ne maman sànq mu ngi ko doon wax soo ko lekkee organes yi reins yi da koy travailler pour transformer ko def ko glucose ba pare. mu door a dugg nag ci jëmm doomu aadama bi mu dem place bu ci nekk fu nekk mu dem mu toog fa. alors que miel bi boo ko jëlee moom dafa nekk directement glucose du am transformation looloo tax de plus en plus da ngay gis ñoo xamante ne à la place du sucre ils préfèrent le miel. moom dañuy utiliser. da ngay gis par exemple fu mu doon jëlee ñaari bekk suukar wala ñett day jël cuillère à café de miel. d'autant plus que ne le miel ñëpp xam nañ ko c'est recommandé. recommandation prophétique la. ak li ñu ci wax ne day faj yëpp. wante lem bu baax man la ñu wax nag. mooy miel pur. et Prince Ousmane. waaw du ma ko ñàkk man moom miel laay sucré. miel ngay sucré. alors tu vois. tu vois. miel. waaw je pense et le miel naturel. miel naturel Casamance direct. voilà amul sax wax. exactement. mais du miel yi jógee Casamance yëpp a baax tamit. ok yëpp a baax. moo tax d'accord. parce que ñi ko fii indi. waaw voilà ñi ko fii indi. du fa mu jógee mais ñi ko fii indi la. voilà ñooñu tamit dafa am yeneen yu ñu ciy rax. donc bu fekkee tàmm nga miel. mën nga seetlu quoi. d'accord ba nga xam ne di nga am miel bu baax bi. di ko jëfandikoo. waaw léegi comme yow spécialiste nga. miel aussi waroo ci ëppal. waaw léegi diinu yow sa bas noo koy tànne. waaw mais miel moom. am na ay techniques am na caractéristique boo ko xoolee di nga xam ne bii miel bu baax la. mais miel dinañ la ko jox sax nga gis ne kii ci ruche bi la jugee. carrément parce que da nga ciy gis trace d'abeilles yi. voilà. si tu permets si tu veux je peux expliquer un peu par exemple lu gaaw loo xamante ne nooy xàmmeewee lem bu baax. ak bu baaxul y a plusieurs techniques mais ñaar rek laa leen di may tey. am na benn boo xamante ne par exemple soo jotee lem bi. da ngay ut benn assiette bu xaw a creuse.
nga def tokk ndox. waaw nga sotti ci lem bi. léegi après ngay def ni mel ni comme ku koy def en rondelle. bu fekkee lem bu baax la soo ko defee nii quelques minutes après. da ngay gis alvéole yi day formé waat. alvéole mooy li nga xamante ne dafa mel comme genre forme ay losange. da nga mel ni kuy liggéey si lem sax yow. da koy jaay non damay consommer moo tax non je suis une consommatrice de miel. waaw deuxième technique bi rapidement deuxième technique bi mooy boo jëlee lem pur. waaw sànni ko ci suuf. waaw suuf du ko mës a wan na. waaw danaan topp ci kaw suuf si. étonné. waaw. non mais c'est vrai. Je ne savais pas. Je ne savais pas. même scientifique la. alors dañuy wéyal nag Prince li nga xamante ne bi moom mooy album Ramadan bi. bu ko defee ñu daal di yegg si ci fi nga xamante ne bi mooy wàllu culture. culture yi Ramadan moo am solo lool Prince. ñu bàyyi la nga lancer sujet. alors Ousmane. tey nag gis nga suñu waxtaan bi gis nga ko sànq ba léegi yaa ngi gis gars yi ku ci nekk yaa ngi génn fu la neex. ah mais dañuy ñëw directement ak yow rek ci culture Ramadan. koor gi. ak wàllu aada. waaw ak caada tamit. waaw. non koor gi ak suñu dund ak suñu dundin. je crois que suñu dund ak suñu dundin moo ëmb caada geeg lépp. absolument waaw et je pense que suñu tàmbalee gis culture comme dund ak dundin. dana gën a am solo. dana gën a am solo que aada ak cosaan. aada ak cosaan c'est des manifestations de la culture. mais dund ak dundin. dafa ëmb loolu lépp. et dund ak dundin mënta wér. ci sama xalaat. mënta wér. mënta wér te àndut ak yar. mënta wér te àndut ak li ñu doon wax sànq. mooy lekk gu baax. tout à fait. mënta wér te àndut ak koom-koom. waaw yooyu dafay daje. pour que nit ki mën a dund. mën a am dundin bu rafet ci àdduna. waaw bu ko defee nag lépp loo xam ne dafa nekk autour mooy manifestation yi. dafay ñëw agrémenté. dafa bokk ci doomu aadama dafa bokk ci li nit ki war a consommer war a lekk. comme ni ñu war a lekkee suukar. pour mën a am épanouissement. pour nekk nit ku radieux. donc da nga war di mën di génn. da nga war di mën di déglu. da nga war di mën di lire di seetaan. parce que loolu lépp dafa bokk ci liy éveiller say sens. yooyu ay manifestation la. mais pour ñu mën a yegg ci dund ak dundin bu sell boobu. il faut que ñu tàggat li ñuy wax koom-koom. koom-koom suñ ko tàggatul mais amul sens quoi. man dama bokk ci ñi nga xam ne dañu nekk ay capitalistes dans ce domaine là quoi. suñu amee perception capitaliste de la culture. dañuy gis culture comme doctrine duñ ko gis comme idéologie où on parle de philosophie. ou le beau quoi non dafay nekk lu am solo lu ñuy teg suñu loxo laal ko quoi. la gastronomie. su fekkente ni def nañ ko niñ ko waree. ni mu waree mais dafay impacter ci suñu dund. absolument. dafay impacter aussi ci nit ki nekk bitim réew ni mu ñuy gisee mooy suñu tourisme. day am envie ñëw suñu dëkk. pour consommer pour lekk. day am envie ñëw suñu dëkk. pour déglu suñu musique. wala xool suñu ay tableau yu rafet. absolument. wala gis suñu dëkk ni mu taaroo. ci wàllu urbanisation. yooyu yëpp dafa am solo. te loolu mënut a nekk tant que tëgguñu ay politique culturelle yu am solo. dinañ ci dellu si waaw su ko defee dañu def rek lu dul justement. ànd ak sunu coach bi dugg ci chronique culture bi nga xamante ne bi may incha allah la ñuy jox kàddu ki mbokk yi ñu dem dellu si waat. waaw Casamance gaa moom riche na moom comme ni nga ko waxee moom riche na trop waaw ndax joolaay ñi ngi foofu séeréer yi ñi ngi foofu pël yi ñi ngi foofu xeet bu nekk daal mi ngi foofu man su ma jëlee sama village par exemple muy Karabane da nga fay fekk ay Njaay da nga fay fekk ay Mbay ay Saar ay Jóob donc vraiment comme ni ñu koy waxee daal melting pot la donc ñëpp a fay daje donc culture bu riche la ñu am ku nekk fi nga bàyyeekoo boo ñëwee fekk waa Casamance dolli ci sa culture donc mu nekk suñu njëriñ ñun ñëpp donc vraiment ci wàllu culture moom yaakaar naa amul lu ñuy wax parce que ndax sénégalais xam nañu bu baax li Casamance waaw surtout ci xeetu joolaay moom ñu bëri xam nañu ni joolaay moom lu ñuy wone seen bopp moom bëri na trop. yaakaar naa xeet bu nekk da ngay fonk li nga doon da ngay fonk aussi li la sa maam yi bàyyil donc muy ci wàllu lekk bi muy ci wàllu culture bi ak yeneen fànn yi yëpp. lépp gars yi dañ koy conserver nga xam ne suba fu
fu ñu dem nañu xam ne ñii ay Joola lañu donc bu ñuy wane seen bopp rek nañu xam ne ñii ay Joola lañu donc ku nekk am na sa identité. waaw ñu ngi sant bu baax a baax coach Nicolas Ndiaye May parce que wax na dëgg ku ne dafa am sa identité et je veux dire en Casamance ku ne xam na ne c'est une culture extrêmement riche c'est-à-dire il y a les masques il y a tout oui. yaa tout comme ni nga ko waxee maa ngi koy wax sànq ba ñu tàmbali émission bi ma ne man suñu waxee Casamance sama xel ci lu muy njëkk dem mooy le riche patrimoine patrimoine matériel patrimoine immatériel tourisme bi nga xamante ne macha allah y a tellement d'opportunités mu nekk terroir yoo xamante ne dañ leen war a valoriser terroir yoo xamante ne dañ leen war a vraiment gën a jox gëdd et je pense que ne peut-être xëy na desandi na wante les pouvoirs publics def nañu ay efforts et la preuve je pense que premier jalon bi nga xamante ne le président de la République def na ko mooy bañ ko falee bees fan la njëkk dem Casamance temps yi ñuy def tamit li nga xamante ne mooy les conseils comment on appelle ça encore conseil des ministres décentralisés donc je pense que ne bu dee bind bi rek la ak identification ak répertorier tout a été fait li ci des nag après mooy la mise en œuvre ak nan lañ koy matérialiser Ousmane moo ma gën a xam sax li may wax parce que moom il est entrepreneur culturel mais en même temps il est aussi koo xamante ne dafay liggéey bu baax ci naka la ñu mën a def ba culture bi mu bañ a nekk rek comme ni mu ko waxee sànq doctrine lu ñu xalaat nii rek ci ay kàddu mais loo xam ne day tax mu am impact ci suñu dundoo ak suñu dundin. warul nekk juste objet de contemplation quoi. warul nekk objet de contemplation voilà ça doit aller au-delà. waaw yi nga tudd yëpp ci Casamance lu ci nekk c'est à valoriser. c'est à vendre. c'est à valoriser c'est à vendre. su fekkee dañ ko valoriser rek teg ko foofu noonu ñu koy xool ne ak rafet amul njëriñ. pour man laa wax. waaw bu fekkente ne nag dañ ko defar ba mu rafet. lu ci nekk ñu xool lan lay créer comme produit dérivé. ñu koy jaay muy indi koom-koom ci réew mi di impacter ci PIB bi day am solo su ko defee day dellu ci tali dellu ci école dellu ci santé culture dafa war a dundal Sénégal te am nañu potentiel ak ressources culturelles yi nga xam ne war na mën a dellu ci suñu koom-koom gis-gis la ak liggéey bu ñu war a def ci suñu réew am na ay doomu sénégalais yoo xam ne am nañu xel ak gis-gis bu mën a indi loolu culture en tant que doctrine culture en tant que matériel bu am incidence économique pas incidence de contemplation parce que su ko yeneen réew yi defee réew mu mel ni France wala Brésil wala forever ñun war nañ ko mën a def war nañ ko mën a def parce que on a les artisans qu'il faut mais est-ce que on a pour transformer la culture en produit oui Prince mais est-ce que amuñu problème mu marché non marché moom mënul am problème ñetti nit marché la gis-gisu marché la ñu am problème quoi la perception marché la ñu am voilà mais suñu marché du Sénégal kese suñu marché c'est toute la région de l'ouest africaine c'est l'UMOA c'est au-delà même de l'UMOA c'est l'Afrique c'est au-delà de l'Afrique c'est le monde ñun ñoo war a am un bon positionnement de notre culture notre force de pénétration suñu produits culturels yi au-delà du Sénégal mais lan la ñu viser lan la ñu bëgg kan la ñu bëgg a jaay waaw c'est ça aussi je pense que c'est la grande question réglementation mais ci fànn bu nekk war nañu mën a am gis-gis boobu mais ban organisation ban structuration la ñu def fii ci Sénégal en termes de politique culturelle pour que lenn lu ci nekk ñu mën ko valoriser loolu lépp dafay dellu si ci li nga xam ne moom la ñu tuddee tëggaat wala tëgg ay politique culturelle te loolu suñu ko waxee dañuy foog ni Sénégal amul programme de politique culturelle pour man problème bi mi ngi ci naka la ñuy lënkaloo naka la ñuy créer synergie ce qu'on appelle une politique intelligente lu ñuy créer synergie entre les départements Ouais, parce qu'en fait si tu veux cette diversité culturelle là daf ñu waroon am lu ñu indil justement côté organisation waaw c'est au-delà naka la ñuy créer une synergie intelligente entre culture commerce agriculture tourisme tu parles toujours économie synergie culture commerce la finalité culture jaay la ak jënd quel est le rôle du commerce dans la culture quel est le rôle de la culture dans le commerce Sénégal
su fekkente ni amuñu lien boobu synergie boobu PIB mënul am impact mënul am. c'est clair. impact économique mënul am ci culture c'est pas possible. je suis désolé. donc loolu gis-gis boobu il faut que ñu am ko. tey jii ban jéego. la am diggante ministère du commerce. ak ministère de la culture. y compris tous les autres ministères nouveaux. xam nga ministère numérique et cetera. yooyu ñu dégg yëpp yu bees yooyu yëpp. ban synergie la ñu créer. pour tëgg benn politique. horizontale. bu mën a indi koom-koom. mais tout simplement. lan la ban xalaat nañ ci am. man dama gis du ay wax rek de du léeb rek de mais lu mën a nekk la. mais Ousmane. mais kan moo ciy xalaat ci suñu réew. ñan ñoo koy def. ban organisation la ban structuration la. on y revient. mais non le xaaral problème mais d'organisation. Ousmane yow dafa mel ne da nga xeeb li ngay def parce que tu parles de commerce et de culture. mais boo demee ci ferme factory agriculture la ak culture. donc dafa mel ne yaa ngi jege affaire bi. loolu laa doon bëgg wax sax moom ci boppam exemple la ci je pense que ne tracé na la voie. waxtaan ba tey moom c'est vrai que dama sonn. dama xaw a feebar mais moo tax sànq man la yaa xam laa lay bàyyi. mais ça va mais yaa ngi ci yow. non man dama gëm ni sama métier. dañ ko war a appliquer ci domaine yëpp. waaw moo tax man ma dem appliquer ko agriculture. waaw léegi da nga wax Ousmane Faye bàyyi na culture non musuma bàyyi culture. man culture laay dem def. agriculture. Ouais, mais ça englobe tout. Sànq li ma wax sànq mooy la culture doit être au service des autres secteurs de l'économie du Sénégal. Et je pense que suñu appliquer la culture à l'agriculture dinañ gis le besoin de l'attractivité qu'on a de l'agriculture. ni ko ndaw ñi dawee jugee ci zone rurale ñëw Dakar. mais naka la ñuy def ba delloo leen. y a que la culture qui peut jouer ce rôle. Et c'est à travers Ferme Factory qu'on est en train de le faire. Alors, en termes de création, en termes de formation, d'insertion et de création d'entreprises, pas d'emploi seulement, mais d'entreprises. Parce que c'est l'entreprise qui crée et qui engendre l'emploi. Mais loolu mënoo ko def dans le saupoudrage c'est pas possible. alors dinaa dellusiwaat ak yow Mama ak Rougui ma bàyyi leen ngeen intervenir ci loolu parce que dañ koy faral di wax la culture est avant et après tout et un pays ne peut pas se développer sans sa culture donc d'où lu muy expliquer yëpp ci la ñu mën a sukkandiku pour gën a yaatal koom-koom bi Mama. li mu wax dafa am solo lool mais man dama koy wax ne que ne dafa waxoon dem sax rejoindre gouvernement bi daal di jël non dafa waxoon dem rejoindre leen su ko defee mu partagé ak ñoom xam-xamam bii parce que macha allah dëkk bi nee na amul ñàkkul ñu am xam-xam dafa dañu riche ci loolu noonu dafa bëri ñu am xam-xam mais ndaxam ñi am xam-xam ñi ngi leen di déglu ndaxam ñi ngi topp liñ ñuy wax ndaxam aussi tamit ñi ngi profité wu ci ñoom ci seen xam-xam boobu noonu loolu noonu yëpp dañ koo war a xoolaat parce que en général fii malheureusement dañuy bàyyi ba nit ki dëddu ñuy soog a naan lam fi liggéey te boobu mi ngi fii nii toog donc ku ñu war a bàyyi xel la man li mu fi wax yëpp non ñun bàyyi nañ ko xel seulement des fois il va très vite alors Rougui voilà il nous émerveille il m'a émerveillé parce que quand il parle je n'ai même pas envie que ça s'achève parce que j'apprends beaucoup de choses énormément avec lui et voilà et ni mu defee link bi entre la culture et les autres branches de l'État ou bien de la vie entière daf ma émerveillé sincèrement bravo. alors on va terminer en beauté parce que je pense que ñun ñi nekk ci culture bi on connaît très bien Ousmane et on connaît les ambitions qu'il a justement pour la culture les ambitions qu'il a pour son pays mais on va terminer. man moom xam naa je vais juste terminer en rejoignant Mama Dieye ci li mu wax parce que genre Ousmane Faye yi nga xamante ne ay personnes ressources lañu bu ñu demul rejoindre sax xëy na bu ñu waxee rejoindre nit ñi mën nañ ko déggee feneen mais la consultance est là tamit bu ñu def ay waxtaan yoo xamante ne nit ñi dañ ci war a indil seen expertise je pense que ne ñu mel ni moom waruñu si des ginnaaw et tracer na voie bi comme ni ma ko waxee sànq li ci des rek mooy xool et puis essayer d'appliquer tout simplement parce que c'est quand même clair dans sa tête alors Prince ñu jeexal toj na fi xëy na rek tàggat ndaw yi par exemple benn Ousmane mi ngi fii bu ñu amaatoon yeneen Ousmane dina baax parce que moom toogul fii rek di wax dafa demoon jàngi
lëkkaloo ak ambassade de France ñu jox ko bourse mu génn dem France. Très bien. jàngi. réguler métier bi nga xamee ni ñu bare moom la ñu nekk muy ay manager. tout à fait. di tourneur ba pare xam nu ñuy monter ay festival. absolument donc tey moom da nga ma fekkul ma kii mais kon doon nañ la gësam ba nga yëg mais sant yàlla. En tout cas mais volet formation bi. rapidement. waaw lu am solo la pour formation je crois que mënuñu def culture sans amuñu ressources humaines yu baax et dans tous les domaines du secteur de l'économie quoi. Culture moom pour man secteur la boo xam ne c'est à valoriser dans nos pays. Absolument. L'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts. diggante boobu ak léegi am na lu bëri lu soppeeku. am na lu bëri lu changé. en termes de politique en termes de réforme. loolu lépp je crois que ay doomu Sénégal. ñoom ñoo ci sóobu indi ci seen xol ak seen xel mu rafet ba mu yegg si fii. Sénégal ci bés yu néew dinañu yegg ci li ñu tuddee statut de l'artiste et des professionnels de la culture. du xeex. mais liggéey bu am solo la. tout à fait bu ñu liggéey ba yegg si ci. ñu mën a ràññee kenn ku nekk ci ñun lan mooy sa métier. duñ ko décréter comme loi mais non. kan mooy professionnel. ak kan mooy amateur. dafa am solo dans tous les secteurs ñu mën a ràññee ñan ñoo bëgg a indi koom-koom. waaw. ak ñun ñoo bëgg a des di xool di seetaan. Très bien en tout cas xool di seetaan moom baaxul mais en tout cas sous le contrôle de May je pense que au Sénégal des Ousmane et des Ousmane il y en a à l'appel il reste juste le fait de pouvoir s'organiser tëral ay mbir yoo xamante ne bi ça va être appliqué et on pourra aller de l'avant alors si loolu la ñuy terminer mbokk yi seen émission album Ramadan di ñaan Rougui wala May ku nga xam ne takkuñu la rek parce que léeg-léeg daf ci am ñoo xam ne dañ leen di takk ñu dimbali ma ci plateau yi parce que di remercier encore une fois est-ce que demander de remercier la RTS parce que ñoom ñoo ñu jox plateau yi à chaque fois pour suñu invité yi soxna yi pour joxe plateau yi si jonga ba jógal kon man ngeen ko def ay maman kay tey kenn takku ko kon nag di sant bu baax mbokk yi di gërëm vraiment toutes les équipes techniques yu nga xamante ne bii saa su ne dañuy ànd ak ñun di remercier Rougui vas-y. Voilà maa ngi lay remercier bu baax a baax tey moom c'était un plaisir comme d'habitude de partager et les autres aussi oui. Voilà de partager ce plateau surtout avec l'invité très pertinent di la remercier Prince Maman Maymouna remercier téléspectateurs yi di leen jox daje suba inchallah rek merci beaucoup Rougui ça a été un plaisir May maa ngi lay sant di la gërëm bu baax yaa xam yow itam maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di remercier téléspectateurs yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci biir album Ramadan amoon mbégte nag dalal fii Ousmane Faye mi nga xam ne du ñu doyal ci moom man personnellement du ma doyal ci moom parce que ni muy expliquer culture ak ni mu koy tojee ak ni mu lay wonee ne culture yemul ci xool rek sa xol di sedd c'est autre chose waaye daal dafay indi koom-koomu réew alors maman ñi ngi lay remercier maman la tenue elle est jolie c'est qui encore Bamba Couture très bien c'est mon frère Bamba Couture moom mi ngi nekk Cité Fadia nekk aussi Liberté 5 ci 2 voies yi ma koy remercier bu baax ak Amina mi nga xamante ne sœuram la ñu mën ko jot ci 77 419 32 32 77 419 32 32. ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax Prince. merci jërë ngeen jëf merci Ousmane ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baax macha allah wax bi rafet na xam-xam baa ngi fi. mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di remercier toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi saa su ne dañuy ànd ak ñun ci émission album Ramadan du lundi au vendredi 18h15 sur la RTS2 rediffusion juste après le journal de 20h bonne suite des programmes sur la RTS2. Au revoir. لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار